bref comme ni ma leen ko waxee pour tey sama taaru kanam la ñuy waxtaanee waaye plus précisément ay règles de base yi nga xamante ne boo ko amee di nga mën a maquillage yu toog yu rafet te doo ci am benn souci. man la Fili Nawal fas yéene dalal c'est pas cadeau. Salam les jigéen, j'espère que yéen a ngi ci jàmm man la Fili Nawal ànd ak mbégte bu rëy di leen dalal ci biir Feex FM. alors suñu vidéo bu tey bi dinañ waxtaanee sama taaru kanam mais avant ñu ci jàll j'espère que seetaan ngeen sama vidéo traçage des sourcils bi ma def juste semaine dernière boo leen ko seetaan leen lii nii vidéo bi ba mu jeex bu jeexee ngeen daal di jàll foofu. bref comme ni ma leen ko waxee pour tey sama taaru kanam la ñuy waxtaanee waaye plus précisément ay règles de base yi nga xamante ne boo ko amee di nga mën a maquillage yu toog yu rafet te doo ci am benn souci. bi ñuy tàmbalee nag mooy raxas ak diw sa kanam. les jigéen booy raxas sa kanam ci suba boo yeewoo ak ci guddi balaa ngaa tëdd day tax en fait sa picc yi nga doon am ci sa kanam day wàññeeku wala sax day dem ba benn moment picc yi dootul ñëwati. buñ fàtte ni dañoo am diw yoo xam te ne spécial pour kanam. saa boo raxasee sa kanam danga ko war a diw ndax en fait diw boobu noonu mooy tax sa der gën a meññ te en plus journée bi yëpp dalay jox benn effet der bu nice boo xamante ne macha allah. te dans tous les cas ñi ñëpp dañoo am ay der yoo xamante ne dafa différent am ñoo xamante ne seeni der dafay dëgër. am ñoo xamante ne seeni der dafay dee di niin day tàmb di niin am ñoo xamante ne seeni der ci diggante bi lay nekk waaye ci yooyu yëpp bis boo demee ba gis sa der yow bis boo demee ba xool ba gis sa der yow lii la tàmb di def wala nii la tàmb di mel di nga dem ba benn moment ngay dee di xool say diw yan diw ngay utiliser dangay tester rek ba gis diw boo xamante ne day méngoog sa der yow ni mel. bis boo gisee diw boobu day jox benn rendu boo xamante ne dootoo gisati dara lu lay déranger ci sa kanam lépp lay dindi. te sax pour yokku taar bi mën ngeen di defaral seen bopp ay routine c'est-à-dire ci biir semaine bi ngeen jël benn jour boo xamante ne dangeen naan jour bi moom laay jël ma defar sama kanam. ngeen ñëw def seen gommage def seen masque def seen tonifiant ngeen xamante ne boo leen paree traitement boobu noonu ci semaine bi yëpp da leen di accompagner day tax seen der day am benn éclat boo xamante ne. ci bi ñuy jàll nag mooy bi nga xamante ne pour man dafa am importance. buñ nee maquillage ok nit mën naa maquiller wu nu mu ko neexee waaye foo nga xam lan ngay utiliser pour maquillage choix wu pinceau yi ñuy utiliser ak teinte bi ñuy utiliser suñu der ndax très souvent les jigéen nag très souvent. dañuy gis ñi nga xamante ne dañuy ñuul ba mel ni man di def fond de teint koo xamante ne pour seen choix wu fond de teint yomb na mais balaa ñu ciy jàll seen pinceau di ñuy njëkk a commencer mooy choix wu pinceau yi. am na pinceau yoo xamante ne en fait dañ ko def spécialement pour def sa fond de teint day tax sa fond de teint gën a unifié wu ci sa uniforme ci sa kanam te en plus du la defaral benn démarcation. pinceau yooyu nag am na yoo xamante ne nii la mel man bii laa ci am bii laa utiliser pour sama der am na yu mel nii te en plus boo ko defee day meññuloo sa kanam en fait boo demee ba gis ni pinceau bii moom nga war a utiliser pour def sa fond de teint ñu daal di jàll ci nooy tànnee sa fond de teint. pour sa fond de teint nag dangay jéem a xool yow ban sous-ton nga am ci sa der am ñoo xamante ne seen sous-ton day neutre am ñoo xamante ne day doré am ñoo xamante ne day rouge am ñoo xamante ne day olive mais ak bu mu mënti doon bis boo demee ba xam sa sous-ton ban la sa tànnum fond de teint day yomb. te en plus fan yi tendance bi xew mooy tendance blender mooy éponge bi bu ci blender bi nga xamante ne danga koy jël nga mën a maquiller wu sans problème bii boo koy jël di maquiller wu day dugal maquillage bi sa der ba day mel ni en fait sa der naturel nga sauf que maquillé wu nga de waaye ni mu koy defee mooy normal ba laisse tomber. waaye bu leen fàtte ni pinceau bi moo gën a am hygiène blender bi. pinceau bi dañ koy utiliser xam nga duñ laal fii ak suñu loxo donc mën nañ ko utiliser ba pare dem raxasi ko waaye blender bi buñ koy utiliser dañ koy laal ak suñu loxo. léegi imagine yow sa loxo amoon ay takk-takk sans nga def ko exprès sa loxo am ay takk-takk nga ñëw jël blender bi def ko gis nga microbe yi nekkoon sa loxo yépp day nekkaat ci sa kanam. loolu nag moo tax nit ñi gën a tàmm pinceau bi pour hygiène
pinceau bi mais pour rafetaay moom blender bi léegi nag ñu xool ban moo ci mën moromam ci ñoom ñaar. bu ñu fàtte ni maquillage foo kese la bu mu ëpp rek na doon loo xam te ne day yokk sa taar mais pas mu koy wàññi ndax bu ko wàññee moom doonatul maquillage. mën nañoo sax booy maquillé wu nga jël say loxo pour maquillé wu bu fekkee amoo pinceau amagoo dara mën ngaa jël say loxo di ko maquillé wu nga étaler sa fond de teint ak sa loxo say fard à paupières tam mën nga ko def ak sa loxo mais problème bi mooy booy utiliser sa loxo day tax en fait fard bi boo ko laalee te dañul bu baax ci sa loxo mën ngaa laalaat sa kanam ak même baaraam bi mu taachal la sa teint yàkkal la moo tax nit ñi di privilégier di gën a taamu pinceau bi. ñettalum règle bi ñuy jàll nag mooy maquillage u étape par étape. méthodologie bi mooy nga def sa teint balaa ngaa def say bët mais bu fekkee da ngay charger say bët da ngay def inverse bi ndax imaginer bu fekkee da ngaa def sa teint ba pare nga dara ñëw def maquillage bu chargé ci say bët nga ñëw def sa tokkum faar bi glissé yàkkal la sa teint bi nga defoon yépp mu nar laa perteloo sa teint nga nar a commencé waat lépp à zéro. bu ñuy fàtte nag blush bi ci lex yi nga xamante ne dañuy jox effet boo xamante ne effet fraîcheur lañuy jox. les jigéen benn astuce bu fekkee dangaa yàkkamti wala ngay def maquillage boo xamante ne maquillage bu simple la nga bëgg nag maquillage bi génn ba foo tollu ñu gis ni kii make-up na de dangay def sa teint ba pare nga daal di jël sa highlighter nga def ko say coin wu bët. buñ paree ci choix wu fond de teint yi ak choix wu li ñuy utiliser pour def suñu fond de teint ak éponge loolu lépp di dem ci biir dañuy daal di jaare rek ci tracé sourcil yi. man damaa xamul xale jigéen yi yéen damay laajte rek lu tax seen sourcil yi ngeen koy fàtte. damay laajte rek parce que en fait damaa xamul nooy jëlee sa teint defar sa teint ba mu normal ba mu rafet. nga xool sa bopp ba pare ne xaaral ma bañ rek dem sama yoon jarul tracé lu tax rek man damay laajte wax leen ma lu tax rek damaa bëgg a comprendre bu ma comprendre rek après naa leen bàyyee sonal ci sourcil yi. xanaa xamoo leen ni tracé sourcil day tax seen bët seen regard gën a génn tant pis day jox benn personnalité ak benn allure seen maquillage ba balaa ngeen ko xam rek ngeen def ko di ngeen gis ni mu rafetee te pour xam lépp li ci dem ak nuñ koy tracé ak loolu lépp. defaral naa leen benn vidéo ci sama chaîne boo leen paree seetaan vidéo bi ba pare dangeen di dem rek ci suuf di ngeen gis benn vidéo boo xam te ne da leen di wan na la ñuy tracer sourcil bu leen ko dee di fàtte waaye bàyyi leen li ngeen def tamit. sourcil bi mooy génnee maquillage. bi ñuy daal di jeexalee daal di koy tëjalee suñu 5 règles yi nag mooy toppatoo say tuñ les jigéen tuñu xaar wala yuy xolleeku xewi na waay. dëgg du neex on est en 2020 tamit buy waaj a xar wala muy waaj a xolleeku rek dangeen di daw gaaw jëli suukar benn gommage bu gaaw nag laa leen di wan ne dangeen di jëli suukar. ngeen def ci lem boo leen amutee lem ngeen def ci ndox yéenay seet ba pare ngeen di ko seen tuñ yi pour 30 secondes kese ngeen bomb lépp ngeen gis boo leen ko tàmbee di def li ngeen gis di seen tuñ yi day nooy ba da leen di sax jaaxal te en plus là en ce moment tendance bi mooy tuñu niin. da ngay dem jëli sa lipo lèvre rek nga ñëw boo maquillage ba pare jël sa lipo lèvre rek diw ko say tuñ pare nga ci dem sa yoon. bu ngeen bëggee boo leen maquillage ba pare am rouge à lèvres yoo xam te ne day yàgg ci yéen da ngeen jël crayon rek ngeen def seen contour lèvres yi ba pare ngeen def seen rouge à lèvres da leen di may day tax seen rouge à lèvres en fait day durer journée bi yépp. te comme ni ma leen ko waxee maquillage jafewul boo leen xamee noo leen di defee pour maquiller rek étape yi ngeen topp méthodologie bi ngeen di topp pour maquiller rek da ngeen gis ne affaire bi day gaaw du leen jëlal temps et en plus de ça rendu bu rafet la leen di jox. bon ma bari ci wax ci ndax maa ngi wax sànq ba tey j'espère que vidéo bi neex na leen j'espère que règle de base yi ma leen jox nii yëpp dina leen jàppale ba boo leen di maquiller boo leen di commencer maquiller ak yooyu yëpp dina yomb ci yéen maa ngi leen di foon iPhone yu pata di leen jox dig daje ci beneen vidéo bisous.